Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futurs Médias ni ñu ko junjoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi doore xibaaru digg bëccëg ak dogal bi bàyyeekoo démb ca conseil des ministres jëm ci ministre de la république yi ci nguur gi ngir ñu dem ca OFNAC leeral li ñu am na teranga mu di déclaration patrimoine njiitu réew mi Macky Sall moo leen ko sant gën ko yàgg nañu dem defi ko balay weeru ut wi di waaj a teru di jeex loolee la laaj bi di ana ñan ñoo ko war a def loi boobee nga xamante ne ji atum 2014 dañu ko fi sampoon buñ koy doxit nan la ñu koy doxalee Mouhamed Ali Mouba di ci indi ay leeral. président assemblée nationale moo war a njëkk a def déclaration de patrimoine naka noonu premier questeur assemblée bi naka noonu premier ministre bi ak ministre yëpp président conseil économique social et environnemental ak képp koo xamante ni da ngay administrer crédit naka noonu ordonnateur de recettes yi ak dépenses comptable public yi yoo xamante ni ñu ngi manipuler xaalis boo xamante ni yegg na milliard wala ëpp na ko kon loi 2014 bi prévoirul président de la république mu def déclaration de patrimoine waaye nag am na ñoo xamante ni nee nañ esprit bi mayul président mu pousser ministres yi ak ñeneen ñu def déclaration de patrimoine moom mu seppi ci boppam nu man tamel autorité yi ñu nommé ci loi bi yépp dañoo wër kon def déclaration de patrimoine bi ci ñetti weer gannaaw bi ñu leen nommé bu ñu génnee itam ci ñetti weer gannaaw bi ñu leen jëlee ci poste boobule képp koo xamante ni respecté wul loi bi lu mu wax mun nañ ko daan bu fekkee ni élu la dañuy xaaj ñeenti yoon lu ngay fayeeku ñu jël ci benn pàcc tant que indi woo justificatif yi tax defoo sa déclaration de patrimoine duñ la ko delloo bu fekkee ni fonctionnaire la mun nañ la jëlee ci fonction boobule waaye boo xoolee bu baax a baax loi bi am na faiblesse yu mag ndaxte OFNAC mënul pousser kenn exiger ko mu def déclaration de patrimoine ku ko deful OFNAC da koy signaler rek président de la république moom moo mën a jël dogal ci ñooñu te loolu sa présidente OFNAC Seynabou Ndiaye Diakhaté wax na ko waxaat ko nee na ñoom amuñu possibilité pousser kenn mu def li nu mel te dafa mel ni looloo tax ñi bëri dañuy jaar ci porox ndolu boobu ngir ñu bañ a def seen déclaration de patrimoine te dara du leen ci fekk. ki fi newoon ni jamono ministre chargé bonne gouvernance ak protection petite enfance di soxna Sidi Ramatoulaye Gueye Diop gis na ne ci jamono ji defloo ministre déclaration patrimoine doon na lool ngir mu matal ko dana jafe gis-gisam mooy ci jamono ji nit di duggee ci gouvernement bi ñuy def ci moom enquête de moralité ca la ñu waroon a jaar rek defloo ko déclaration de patrimoine ca lay gën a yombe ñu déglu ko ci leeral yi nga xam ne dénk na ko Alaaji Njogu Jéen moom soxna Ramatoulaye Gueye Diop. lu may rafetlu la képp koo xamante ni citoyen sénégalais nga da nga war a sooy gérer ay fonds à hauteur d'1 milliard da nga war a procéder à la déclaration de patrimoine muy c'est un exercice de bonne gouvernance et maa ngi ciy gërëm président bu baax a baax suy nit ñi di wax nag bu ñu xam effectivement lan mooy déclaration de patrimoine ndax loo xamante ni la du lu yomb trop ndax lépp loo am dañ lay wax nga dem wuti ay këyit même suñu culture nekkul si di am këyit tout le temps donc da ngay war a demaat fa nga jaaroon yëpp nga jaaraat fa pour mën a dajale këyit yooyu yëpp donc man li ma doon proposer sax mooy que suñuy def enquête de moralité pour ñi nga xamante ni c'est de potentiels ministres des gens qui sont présélectionnés ñu wax leen ñu def déjà cette déclaration de patrimoine même suñu leen retenirul après sax comme ça dina tax yëf yi dina yomb pour nit yi. lan moo waral ba ministre yi sawaruñu ci def seen déclaration de patrimoine. du ñàkk sawar de man su ma jëlee sama cas du ñàkk sawar mais dafa ne loo xamante ni dafa xaw a pointillé tuuti ndax lu nekk dañ la naan nga une facture projetée ainsi de suite terrain boo assuré depuis ay ati ak facture boobu est-ce que mën nga ko garder xëy na soo demee sax dina ko facilité mais temps matériel bi ngay am pour dem defi loolu moom moo lay manqué en fait. yow si sa bopp bi nga nekkee ministre ndax wàcc woon nga ak loolu defoon nga sa déclaration de patrimoine. loolu du lu ñuy wax si rajo bi ak télé bi. keneen a ngi kook def na ko moom ba wax ko moo di maître Oumar Youm jëwrin gémme wàllu transport terrestre ak désenclavement tey jii ca Mbour ca la xamle ne déclaration patrimoine boobee njiitu réew mi di soññe yenn ministre yi ngir ñu dem defi ko balay weeru ut di jeex moom maître Oumar Youm def na ko bu nuppi mi ngi ko leerale gannaaw ba ñu génnee ci ndaje mu jëmoon ci taxawu ñi nga xamante ne ji ñoo di transporteurs yi ci jamonoy coronavirus jile maître Oumar Youm fa la xamle ne am na enveloppe bu toll ci 20 millions ak juróom boobu ñi ngi ko jagleel yooyu les transporteurs Abdourahmane Diallo.
Maître Omar Youm di xam le ni bokkul ci ministre yi nga xam ni njiitu réew mi jox na leen délai ngir ñu wax li nga xam ni moom la ñu yor ci alal. waaw loolu yàlla def na wax dëgg yàlla man day ci jàpp wàccoon na ak déclaration de patrimoine boobu. jëwriñ bi yor wàllum dem ak dikk bi ci suuf si daal di daje ak ñi nekk ci garage yu Mbour yi ngir jox leen ndimbal muy xam le ni sax garage yu Sénégal yi yëpp lu toll ak 1 milliard la ñu war a séddoo. chauffeur yi tey andi nañ leen kit alimentaire 14 400 kit alimentaire ñu ngi koy weccee ci xaalis soo moytu lu mu tuuti 1 milliard loolu nag gare routière Mbour fa lañ commencé jox nañ leen 582 kit alimentaire kit bu nekk am nga valeur 66 000 francs jàpp naa ne loolu ndimbal la gannaaw bu président yëkkatee 8 millions jox ko gare routière tey 67 millions de francs CFA dugg nañu ci gare routière yi nga xam ne mooy gare routière région de Thiès. Maître Omar Youm profité ci occasion boobu tamit ngir wax coppite yi nga xam ne fas yéene nañ ko def ci secteur transport bi. boobu li ko tax a jëg dëgg mooy yeesalaat transport moderniser ko ba nga xam ne transport ci Sénégal day nekk ci anam yu mucc ayib dafay am confort dafay am sécurité mais aussi dafay am li nga xam ne mooy rapidité loolu nag communauté bu organisé wu moo koy mën a am ay chauffeurs yi ñu professionnalisé ñoo koy mën a am mais aussi état bu dugal loxoom ci li nga xam ne mooy renouvellement du parc ak modernisation des gares routières loolu aussi moo koy mën a am. transporteurs yi ak chauffeurs yi rafetlu li nga xam ni nguur gi def na ko ñoom it ñu diggée ni dinañu def seen kéemtalaayu kàttan ngir jël ay matuwaay yi nga xam ni day bokk ci xeex mbas mi. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. Abdourahmane ci jamono jooje ñuy dimbali chauffeur si ak transporteurs yi ngir taxawu leen ci jamonoy coronavirus gi chauffeur ya ca gare routière bu Touba ñoom nee nañu yëguñu ci lu bari ba ñu leen laajee li ñu xamle daal moo di it amuguñ ci yaakaar ju tas ñoo ngi wéy di rafet njoxt ndax jàpp nañu ne ndimbal loole dana yegg ci képp ku ko yayoo ci ñoom transporteurs yi ak chauffeur yi Marema Diop ci leeral. dégg rek kottu lañ ci am. ndimbal yi nga xam ne nguur gi mu ngi ko jagleel chauffeur yi mbas mi laal seen kaw. nun damagun ci benn renseignement au nouveau fii Touba nun waxagun nu ci dara noo ngi toog daal di dunde res comment indi la Aziz Touré moom moo yor kaddu bu gare routière bu Touba. dara ak seegu ci du xaalis du lenn lu ak seegu fii Touba moom dara ak seegu dañ koo soxla bàgg ci loolu ndax tabaski gaa ngi ñëw te sa wër si néew nañ doole te liggéey bi doxul ni war a doxee nit ñi ñemewuñoo tukki dañuy wax rek gaz bi ubbi na mais nit ñi tukki comme moom feebar bi la xam waaye nit ñi tukki mu fekk nun daanañ xëy génne téeméeri oto fi ni mun noo génne juróom benn fukk lu soriwul bureau boobee dara ñu ngi seen oto yi nga xam ne ñoom ñooy yabee Touba utali Dakar fii nag ñu ngi wër ay client. Abdou Karim Camara di ab chauffeur moom sax nee na daanaka gëmul lu ni mel la. ndax moom yàgg nañoo digal lu ñu joxut moo tax. waaw lu mu tuuti rek baax na waaye nag moom daal dañ koo yaakaaru daal ndax gisaguñ état ci nax ñu dong la dëkk. Daam ñag moom dégg na ndimbal yooyee waaye mu ngi sàkku ci nguur gi mu teg ci loxol responsable garage yi. fii mu toll nii moom bu ñu dimbale woon ni dana jël parce que liggéey bi ubbi nañu waaye daanaka doxewul noonu comme ni mu war a doxee. waaw maanaam ci yoon bi ñu koy teg moom mañ ko teg ci comme cadre transporteur yi ñoom ak président regroupement yi ñoom xëy na ñoom ni ñu koy séddale ñoom war nañ koo xam parce que safoor yi ñuy nekk di liggéeyandoo ci garage bi ñëpp xam nañ ñu jaar ko ci yoon daal teg ko ci yoon ñëpp am ci kenn ku ci nekk la nga ci war a am nga am ko ci la ci sa wërsëg nga jot ci. fii nag ci gare routière bu Touba moo xam njiital garage wala chauffeur ñoom ñëpp dégg dong la ñu am ci waxi ndimbal yooyee waaye nag teewul ne nañ soxla nañ ko ndax garage bi boobaak léegi ñu tijj ko liggéey bi demeewul noonu Marema Diop fii ci Touba RFM. Marema lu aju ci dogal yi tukkee démb ci ndajam conseil des ministres bokk na ci li njiit réew mi Macky Sall sàkku ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu culture communication mu taxaw booleek waggar ci application lu aju ci li nga xamante ne ji moo ñeel métier tas xibaar ak matuwaay ya ñu ko fas yéenee gunge mu di dogal boobu ñu yëngu ci woowu la wàll rafetlu nañu xalaat bi bàyyee ko ci njiitu réew mi Macky Sall ngir ñu gën a ñoŋal condition di anam yi nga xam ne ñi liggéey ci média yi ca la ñu nekk waaye gis nañu it ne la ko waroon a jiitu daal moo di code de la presse bu yees bi ñu jëfe ko leneen luñ cay teg soog ko caa teg Nafissatou Sylla ci gëstu. fexe ba matal ci anam yu yemb lii di convention collective bi nga xamante ne moo ëmb ñiy liggéey ci wàllum média dina doon ab avancement bu am solo ngir SYNPICS ak CDEPS waaye nag ngir mu gën a ànd ak xarañteef il faut que rek ñu daldi appliquer lii di code de la presse ndax dafa doon poñ bu am solo laata sax convention bi lee bu ñu sukkandikoo ci Bamba Kassé di secrétaire général bu SYNPICS. li mu laajte mooy na nguur gi baral loxoom pour que ñu mën a appliquer convention bi
pour ñu mën ko appliquer ni ñu ko bëggee mu bañ a am benn rëq-rëq il faut que décret yi nga xamante ne mooy yi ànd ak code de la presse bi te benn ci ñoom di firndeel lan mooy entreprise de presse lan mooy ay devoir am lan mooy ay statut décret boobu il faut ñu jël ko bu ñu ko jëlee mu mën a àndoon nag mu mën a méngoo ànd ak arrêté d'extension bi nga xamante ne ministre du travail jël na ko bu ko defee convention bi mën a daagu bu xaw a sori. Mamadou Ibra Kane nag moom di président conseil des diffuseurs et éditeurs de presse moom itamit taxawaay bi ni mel la am ndax jàpp na ni sans code de la presse bi convention bi du am dëgërlaay. convention collective bi moom rek donc mënuñu ko appliquer sans tenir compte par exemple que code de la presse bi nga xam ne moom la ñu am fu nekk nii ay principes généraux moom moo nekk code de la presse bi mais pour que mu mun a nekk une réalité il faut que ñu jël ay textes d'application yooyu nag malheureusement kenn jëlu ko ba léegi textes d'application yooyu dañu am solo parce que ñoom ñooy jox ñoom contenu au code de la presse. professionnel lu média yooyu nag jàpp ni urgence bi ci lii la ne. bu fekkee lu nar a changer la mieux vaut ñu changer ko léegi benn yoon mu doog a ànd ak convention bi ñu daagu dem mais bu ñu ko commencé appliquer ba pare ñu andi beneen décret boo xamante ne xëy na li ciy ne mën na wuuteeg li fi newagum ci jëm ci entreprise de presse yi boobu boobaa mën na andi yeneen jafe-jafe. lu mel ni statut entreprise de presse lu mel ni donc financement entreprise de presse yi lu mel ni loi sur la publicité ak yeneen textes yi nga xam ne dañ ko war a jël te doon un contenu au code de la presse donc tant que jëluñu ko mënuñu laaj les entreprises de presse ñu appliquer la convention collective. ak nu mu mënti demee ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci secteuru presse li ñuy gën a yàkkamti jamono ji mooy fexe nag ba liggéey ci anam yu wóor ànd ak kaaraange ngir ñoom waaye tamit di liggéey ci anam yu mucc ayib. démb it ci ndajam conseil des ministres dogal beneen bu fa njiitu réew mi jël moo di sàkku ci ñu ubbi usine bi nga xamante ne ji moo di Médis fii ci réewum Sénégal ginnaaw diir bu ñu ko tëjee woon ndax yi jafe-jafe mi xibaar yu jëm ci ne mën na dimbali Sénégal ci wàllu garab rawatina ci lu jëm ci pajum coronavirus gi démb dogal bi wadd moo di nañ ko tijjiwaat loolee nag liggéeykat ya nga xam ne ñoo doon liggéey foofe rafetlu kàddu yi njiitu réew mi Macky Sall yëkkati ak dogal bi mu taxawee waaye nag am nañu ci xel mu yari la ko jur moo di li njiitu réew mi santaane ndax ñi yilif kër ga danañu ko defee noone Awa Mbaye liggéeykat yi nekk ci Médis Sénégal ne ñoom yàkkamte nañu delluwaat seen bërëbu liggéeyukaay seen délégué du personnel Nicodème Valérie Ngom ne am na ci yaakaar bu rëy gannaaw ba mu déggee démb njiitu réew mi yëkkati ay kàddu jëm ci suqaliwaat seen entreprise boobu. waaw loolu moom lu ñuy rafetlu léegi li ñu mën a wax daal mooy ñun pare nañ depuis boobu léegi ñoo ngi taxaw di xaar locaux yi lépp pare moo ngi fii équipement yi ñoo ngi fii matière première sax am na fi nit yi nga xam ne moom c'est un personnel qualifié bu fi nekk boo xam ne daal day xaar góob bi rek ñu démarrer waat commencer assurer Sénégal si produit yi nga xam ne ñun ñoo ngi koy defar. ñu ne leen ay ci rek la ñuy xaar ñu ànd ceeg nag Pastef bu rëy ndax bëgg nañu ñu ne Sénégal la am usine buy defaral boppam garabam te duñu jéggaane waaye li ñu xaw a tiit mooy tontu bu direction générale ndax dañuy ragal bu ñëwee mu bañ a dëppoo ak seeni bëgg-bëgg. li ma si yokkaat mooy li président wax d'accord nañ si waaw léegi direction daal ñoom la ñuy xaar ñu wax ñu ñoom lan lañ bëgg parce que li ñoo ngi ñaan daal état mu dugal si loxam. liggéeykat yi jox njiitu réew mi bile tegtal ngir société bi gën a am doole. di wax aussi état na dugal loxam na yokk ay paaram fii si usine bi pour mun a gën a am aperçu mun a gën a am stratégie si garab yi ni ñu koy joxee si dëkk bi daal. ñu fàttali ne kon ci weeru janvier bi weesu le laboratoire médicament du Sénégal di Médis daal di dakkaloon bépp activité ne dafa tëj ndax dafa am jafe-jafe koom ba tax liggéeykat yu bari nekk ci chômage yenn ci garab yi sax nga xamante ne réew mi dañu ko soxla dam faf sax ba manqué ndax boobee usine garab moo ko doon defar. ngeen di déglu rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi des ba léegi ci wàllu wér gi yaram ak lii di coronavirus beeg tolluwaay gi ci réew mi tey jile bilan bi ñu am bokk na ci yeneen ñetti doomi aadama yu faatu ndax coronavirus bi weesoo loolee te gis nañu ne cas communautaire yi bari na ci test yi ñu def ak nañu tëddee ñaata cas ñoo ci am ñu ànd teewlu leerali docteur El Hadji Mamadou Ndiaye moom la ñu dénk wàllu prévention ci ministère de la santé. ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti test yi ñu def téeméer ak fukk ak ñaar ñoo ci positif ci ñooñu juróom-ñetti fukk ak ñeent ñoo ciy cas contact mooy ñu jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro bi
ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ciy cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji te nemmeekuñ fi ñu ko jëlee ci ñooñu nag Rufisque am na ci ñeent Mbao am na ci ñett Mamel am na ci ñaar Mermoz am na ci ñaar Ouakam ñaar Vélingara ñaar Cité Impôts et Domaines am na ci benn Grand Dakar am na ci benn HLM Grand Yoff am na ci benn Kaolack am na ci benn Kër Massar am na ci benn Les Maristes am nañ ci benn Parcelles Assainies am na ci benn Pikine am na ci benn Pout am na benn Sangalkam am na benn Yeumbeul am na benn Ziguinchor am na benn Zona am na benn téeméer ak fanweer si ñu entré woon wér nañu bés ni ki tey bu ci yàlla àndee dinañu génn fanweer ak juróom-ñett ñu ngi des ci réanimation yi ba léegi ñett ñàkk nañu seeni bakkan si bésu démb alarba fukki fan ak juróom ci weeru juillet yi ñu nekk ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk bi mbas mi duggee Sénégal jot nañu woññi juróom-ñetti junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn doomu aadama ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróomi junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom wér nañ si téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent. matuwaay yi kilifa yi nekkee ngir xeex jàngoro coronavirus gi ba mu dellu gannaaw jëm ci wàllu test yu ne dañu koy décentraliser maanaam bañ di koy yemaleete ci benn barab fexe ba mu law fu nekk yëf ya yegg na kon ba ci diwaanu Kédougou ak Matam directeur SNEIPS di service national éducation information ci ministère de la santé mooy kii ko xamle mu xamle ne daal bari nay test yooyu def nañ ko foofee bés bu nekkit ñoo ngi defi test leerali Salimata Aw nañu ko waxee woon ni dinañu jël yenn ci ay test ñu koy defee ci biir réew mi Matam ak Kédougou ñoom tàmbale nañu loolee di xibaaru directeur SNEIPS mu ci yokk ni loolee lépp diñ ko def ngir tolleele ñëpp docteur Ousmane Gueye. pour ma jox leen preuve région Matam commencé na ko depuis démb Kédougou commencé na ko depuis démb d'ailleurs sax mun naa la jox primeur information ba Kédougou testé na ba am benn cas juróom benn dëkk yi ñu waxoon dañ koy yokk ci yi fi amoon ñu ngi ci et li waral loolu mooy je pense que war nañ ñoo yemale ñëpp benn ñaare dëkk yi ñu ciblé ay dëkk yi am frontière lañ ak yeneen dëkk yi donc dugg bi ak génn bi daf fay bare et loolu war na tax ni ñu war a mën a ciblé ñëpp. ci lu jëm ci wàllum test yi nga xamante ni moom nañuy lim bés bu ne yenn saay mu yéeg yenn saay mu wàcc docteur Ousmane Gueye di ñu xamal ni loolee itam nañ ko waxee woon nañ koy defee maanaam ñi ko gën a soxla lañ koy defal. parce que ñun ay médecin lañu médecin nag yàlla may na la jàng nga loo xam ni mën ngaa laaj nit ki ba mën a am orientation bu ndaw orientation boobu nag boo ko amee bu fekkee dafa wax ni mën na nekk mu nekk feebar bi nga boole ko ci ñi war a testé bu fekkee xalaat nga ni du ci feebar boobu beneen feebar la nga bañ koo testé donc loolu moo waral chiffres yi muy demee noonu et ñaare aussi chiffres yi voyageurs yi mën na ko déterminer gis nañ ni tey ji frontière aérienne ubbi nañ ko bi et léegi ñi dugg peut-être ci frontière terrestre yi mais tout compte fait li ñu war a mën a jàpp mooy tey ji Sénégal mu ngi ci logique boo xam ni du bàyyi dara. loolee nag di stratégie bu yees bi nga xamante ni moom la ñu teg ngir xeex lii di jàngoroy coronavirus ñu ni nag dañ koo def ngir méngale ko ak dogal yi nga xamante ni moom la nguur gi jël. ñaari téeméeri formateur yu bo nekk FASTEF ñoo ngi xaar résultat yi jëm ci examen yi nga xam ne ñi ngi ko doon def xaar ba nag mi ngi bëgg a yàgg ne at ñoo ngi toog di xaar loolee nee na daf leen maanaam andil ay gàllankoor ci lu bari bokk na ci seen bokk ci wàllu fonction publique mënut a nekk ndax jotuñu seen résultat toog nañu xaar bi yàgg na mënatuñ ko muñ bëgg nañoo gësam kilifa yi ngir ñu lijjanti seeni jafe-jafe moo waral tey ji ñu xëy wane seen bopp ab jano la ñu xëy siq ak taskatu xabaar yi Kumba Sanjaan Fay. lu jege benn at ñu toog di xaar ñoom ñi FASTEF tàggat à distance ngir bu ñu noppee ñu mën a dem jàngale ji jot na tey seeni résultat ci tableau ga doon lu ñu xamle Ibrahima Diallo mooy secrétaire général kuréel gi leen ëmb. depuis 2019 dañoo def suñu examen yoo xam ne ba tey mënuñoo jot ci suñuy résultat ndaxte ñi ñuy jàngal fii dafa am ay koppar yu leen nguur gi waroon a fay te ba tey fayaguñ leen syndicat yi ñu ngi leen doon gën a xaar ñu taxawuñu ci situation bii tey syndicat yi sentiruñ leen. seen lim ëpp ñaari téeméer ñu defoon l'examen juróomi fan ci weeru août at mi wees résultat yooyee doon tey lu leen mën a dugal ci fonction publique bi ngir ñu am xëy bu ñu ko jàllee mënatuñu xaar di lu ñu xamle. foofu la ñuy mën a doonee fonctionnaire wala décisionnaire te loolu day tax ne ñu mën a avancer ci li ñuy def étape la rek ci
xeex biñ nar a xeex lépp loo xam ne laaj na ko pour ñu mën a am suñu résultat dinañ ko def ndaxte lii suñu avenir la. ñu bokk bëgg-bëgg tax mu jur bile kuréel bu leen ëmb nee nañ duñ fa yem yeneen jéego namm nañ ko amal ngir ñu am lu leer si seeni ëllëg. benn waxtu du nar fekk ñaar fukki minute ak ñett. ak RFM kumpa jeex na. tabaski gi ak wattaay gi seetlu gi moo di diwaanu Ndakaaru xar bareegu fi la koy firndeel mooy fu ca mel ne daral yecce diwaanu Pikine gis nañu ne yu ca bari yaraax la ñu def jamono ji Salif Sow ciy leeral. waaw daaw xar manqué woon na. ku muy wut xar dina manqué waat ren ndaxte berkoor gi bile at dafa dajeek mbas tamit ci diwaanu Géejawaay ñu ngi fiy xaar fukki ak ñaari junni xar Pape Daouda Guèye moom moo jiite service élevage bu Géejawaay nee na xar yee ngi ñëw waaye des na. ren ñu ngi xaar fukki junni ak ñaar ci xar dañu bëggoon Géejawaay am ko ci xar. parce que fi mu toll ñu ngi ci ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaar. ñuy xaar ci jamono joo xamante ni mosuñoo dund tabaski bu nu mel ci li ñu fàttaliku fii ba tax na li ñuy woowee ay mesures barrières di matuwaay yu ñu war a jël ba jàngoro ji bañ a tas ci dëkk bile kilifa yi fii ñu ngi koy fàttali gaañi saa su ne. fexe ba nga xam ne ku ci ne au moins booy ñëw ci daral bi nga ñëw ak sa masque. lu jëm ci jaaykatu xar yi ñun moom nañ ci insister mais clients yi nga xam ne aussi dañuy ñëw ci daral yi vraiment ñu ngi leen di soññ. pour que police bi dafa nekk di surveiller ñu takk seen masque. effectivement police day surveiller dina am foofu aussi souvent ay ASP ñu fay installé. ay jaaykatu xar yu ñu tas ci ñeenti bërëb ñu koy wax point de vente juróom moo fi doon faral di am benn bi chantier BRT bi moom moo ko lekk di bus rapide transit bi de ñaari ay bés des ngir tabaski agsi jamono ji ku bëgg a am xar yeewu sa kër faw bu néewee ba néew nga génnee ñaar fukki junni yu manqué ñaar. Salif Sow Géejawaay ngir rajo Futur Média. Salif ku ne tabaski wax gàtt ba mu yàndal waaye soble sa koy toog it am na ca solo loolee tax ñuy waxtaane mbiri soble si rawatina ci jamonoy tabaski ji fële ca zone bu Potou baykat ya foofee dogal war dana jëm ci ne soble mbay ma ñuy bay kilo bi danañ ko jëndee ci ñoom juróom-benn fukk ak juróom maanaam 325 francs loolee boole ceek it deesu jële soble bi ci réew di ko dugal ci réew mi soble mbay mi la ñuy tabaskee Abraham Paul Emmanuel Pouy. ren ci feetub tabaski bi nag soble gi nga xam ne moo doon jóge bitim réew ñu ko doon importé du am soble gu ñuy béyee fii ci Sénégal mooy am ci marché bi ci zone Potou gii ñu nekk nag prix gi ñu jàpp ngir jaayee ko soble gi ci production bi moo di 325 francs ginnaaw bi nga xam ne producteurs yi daje nañoo ARM Jamio di Ba moom mooy président interfilière oignon bu Sénégal. soble bi fi ñu koy jaayee fi mu nekk nii mooy 325 loolu la ñu ko fas yéene jaayee tam ñu gën a bari ci nit ñi li ñu d'accord mooy 325 ba mu jeex. ni ñu jéggaaniwulee soble ren ci feet gi nag tax bu producteurs yi dalal xelu consommateurs yi di leen xamal ne soble dina bëri ci biir marché bi. da soble moom dana doy maa it nekk béykat yi ñu bañ ko yàq ko mooy fexe ba état amatul confiance ci ñoom loolu baaxul waaye soble moom ni ñu ko béyee ren moo ëpp foofu ni ñu ko béyee woon daaw te itam daaw ba am na bëri jiw yu bëri yu yàqu woon loolu amul ren jiw bi yëpp jaar na yoon te tool yi presque ñor na di ci gën a bëri ñor na te itam dana bëri ci tabaski bi te état nag ni mu xoole béykat bi fas ko yéen a dimbali noonu xoole consommateur te muy réew mi yëpp am nañu yaakaar lu mu néew dina nekk 100 000 tonnes soble nawet bi laa wax nawet bi rek mooy bii campagne bii ñu nekk nii. campagne soble gii ñu nekk fii ci Potou nag te mu tombeek nawet gi soble gi nga xam ne ñoo ngi ko fii béy jamono ji mooy soble rouge d'Aposta ñu koy wax Sonsa mu nekkoon Abraham Paul Pouy Potou rajo Futur Média. suba ci àjjuma ji jëwrin gi amee wàllu commerce di njënd ak njaay dina wax kon kilo soble bi ñaata lay jar ci marché bi dinañu góorgóorlu ba fexe daal ba njëg googee ñu bañ koo yokkal askan wi lañu ko santaane ñu jaayee ko noone ci yeneen jotaayu xibaar jombul dinañu teewlu kàddu yu bàyyeekoo ci Babacar Sembène mooy directeur exploitation agence régulation des marchés di ARM ci kàddu yu leeral yi nga xam ne dénk na ko Abraham Poul Pouy. RFM bitim réew. Georges Déthié Diop. Njaay jaata fi nga tàmbe baaxul de waxi soble ki ndawal de laa fi nekkee. ak ka ngeen ko bëgg. yaa cay yegg de ay ñu ànd ak yow ci xibaar yi biti réew yi. bu ree rek dégg na ndawal. Mali la ñu jëm foofee CEDEAO sol aw dàllam fas fa yéenee dox tànki jàmm gannaaw fitna ji nga xamante ne ji kon ma nga fa ñoo ngi seet ñoom nu ñu ca mën a taxawee ba ay wadu yokk. délégation ba mu eggee Bamako
toogut door na ay waxtaanam daje na ak njiitu réew mi Ibrahima Boubacar Keïta démb mu ne noppi naa waxtaan ak ñëpp ci wàllu woowee tey ka fa nekkoon ca Nigéria njiitu réew di Goodluck Jonathan ak équipe am ñoom daañu dalal ñi jiite M5 ak ñi féetewoo ci nguur gi naka noonu itam waa société civile ak député yi nga xamante ne ñu ne dañoo jël seen i mandat cour constitutionnel def lu ni mel gannaaw élection législative ya fa newoon ñooñee sax ci seen wàllu bopp yooyee député ñoom laata ñoo dajeek ñi nga xamante ne ñoo di waa CEDEAO am na li ñu tënk ne ànduñ ci wàllu doxalinu CEDEAO jëm ci assemblée nationale Fama Dione. Mohamed Sanusi Nettawo bokk na ci collectif bi moom nag bëgg na lépp leer CEDEAO ndaam tànk jàmm moo ko tax a jóg ba moytuwul dina gën a indi jeexi jaaxa foofu ca Mali moom mi lay bokk ci collectif bi nag jàpp ni candidat yi nga xamante ni dañoo jàppee seen bopp ay victimes ci administration bi ndax administration boobee dafa inventé ay chiffres yoo xamante ni mësul am ci ay bërëb jàpp na ni nag cour constitutionnelle bi dafa tànqam lu seen requête monte résultat seeni yi nee na ñoom ñoo gagné loolu waral nag candidat yi nga xamante ni ay victimes nañu daal di proposer médiation CEDEAO ñu xoolaat résultat seeni nga xamante ni mooy saytu lépp lu ay chiffres te élection yi di ko génnee waaye tamit nañu xoolaale circonscription yi nga xamante ni jàpp nañu dañu fa sàcc ay élection collectif bi nag sàkku na ci ñi nga xamante ne ñooy xeex àq ak yelleefu doomu aadama yi ñu jël dossier bi te it nangu nañu jox leen lépp loo xamante ne ay preuve la ci kàddu député bi lay ñoom noppi nañu ngir daje ak waa CEDEAO ngir ñu mën a waxtaan ndax lépp loo gis waxtaan lay mujjee. jàppale ni itam waa M5 duñu mujjee defati seen i rassemblement bi ñu amaloon ëllëg ajuma ca place ba dañuy def ay cérémonie hommage ci biir lieu de culte maanaam jumaa yeeg jàkka yi ngir nag delloo njukkal ñëpp ñi nga xamante ne ñàkkee nañ seen i bakkan ci manifester yu amoon ci week-end bi ñu weesu délégation bu CEDEAO nar a toog Bamako ba ci samedi gi ñu dëgmal ca Burkina moom fu soriwul Mali juróomi kilifa ñoo ñàkk seen i bakkan bokk ci préfet bu Boudiri ak commandant bu brigade bu gendarmerie bu dëkk boobu ñoom ñu ngi ñàkk seen bakkan ni ñu lab talaata jëm àllarba ñoom nag dañ jóge woon ci ab mission seeni woto mujjee ndoxu taw yi mujjee koo yóbbu. seen oto moom la ndoxum taw mu yóbbaale waaw ba ñoom ñu faatu ca noonu la jëyaa ngoog ñu dem ca république démocratique bu Congo fitna wala boog manifester yewoon ca Lubumbashi ña ca loru lim ba ngay gën di yokk juróomi ONG yi xeexal ak yelleefu doomu aadama ne juróom-ñaari nit ñàkk nañ ci seen bakkan bokk ca ñetti néew yi nga xamante ne ñu ngi leen jëlee ci rivière bi di Lubumbashi maanaam dexagu Lubumbashi bokk na ci itam ñu ne nemmeeku nañ ni ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñoom jëlee nañ ci ay gaañu fanweer kenn gisatu leen xamuñ fu ñu ne nit ñooñee ñëpp nag ñu ne ñu ngi bokk ca parti bi di UDPS nekk ci boppu réew ma ñu doon manifester ndax ni ñu tab Ronsard Malonda ci boppu Séniba. Guinée dañuy tijji ay aéroport yi suba. noonu la demee ki nga xam ne moo di njiitu réew ma Alpha Condé ci ab discours bi nga xamante ne amal na ko ca télévision ba démb ne nag daañu teg ay procédure jëm ci wàllu wér gi yaram te ñëpp ci war a samonte ak réew yi nga xamante ne foofu la ñuy jëm wala ñu fay jóge maanaam daal réciprocité amul benn yoon nag bi mu wax ci ubbi yoon yi ci suuf ak yoon yi ci géej gi njiitu réew ma di Alpha Condé nee na nag ñu ngi wéyal état d'urgence ba fanweeri fan ci kanam état d'urgence boobee nga xamante ne dafa waroon jeex. Fax mooy premier ministre bu Tunisie dafa démissionné. waaw démb la tekki ndombal tànkam gannaaw biñ ko bëggoon daanal ci assemblée nationale maanaam ci ab motion de censure njiitu réew ma moom ne ko ngir mu tekki ndombal tànkam Elias Fax moom ñu ngi ko taboon premier ministre ñaar fukki fan ci weeru janvier gi ñu weesu moom moo doon jiite gouvernement bu coalition bi tukkee ci élection législative yi amoon ci weeru octobre gi ñu weesu moom nag ñu ngi ko joxoñ baaraamu tuuma ci ay conflit d'intérêt ñu ne dafa am ay part ci ay société privée yi nga xamante ne dañoo gagné ay contrat ci nguur gi toll ci fukki millions de dollars ak juróom Mohamed dañ koy jeexalee ak rappeur bii di MHD xam nga ko. MHD waaw. bàyyi nañ ko waaye jamono ji mu ngi sous contrôle judiciaire tey alxames lañ ko bàyyi mu ngi woon kaso nag weeru janvier atum 2019. juum Black M laa xam MHD xaw ma. MHD moo cosaanoo Sénégal ak Guinée. moom mooy waajooju di wax Afro Trap nekk itam supporteru Paris Saint-Germain. mooy waaju ñuul ci xaw a am yaram tuuti. ab gone la nekkoon livreur pizza.
ba tey réer naa de. daañ ci ñëwaat moom daal bàyyi nañ ko. alxames dana leer section d'assaut wala du ñooñu. non bokku ca. bokkut ak ñooñu kon réer naa Black M daal xam naa ko. waaw bokkul ak Black M MHD moom daal tegoon nañ ko loxo yóbbu ko kaso janvier atum 2019 ndax dañ ko tuumal ne dafa faat nit ci ab xeexoo wi nga xamante ne nit ci ñàkkee bakkanam ci été wu 2018 mandat de dépôt bi fas yéene woon jeex alxames gi ñu nekk ni alxames gu tey gi avocat bi nag dëggal ne bàyyi nañ ko tey ci diggu njoloor gi waaye nag boo moyul dana delluwaat kaso ci fan yi ñu dëgmal bu fekkee ne cour d'appel bu Paris bañ na ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet gi ñu nekk ni ordonnance bi nga xamante ne mooy tax ba duñu prolonger tëjëm ca kaso. MHD turam dëggantaan moo di Mohamed Silla wax nañ ko sànq moo fa teg lu xeetu musique googee ñu tuddee afro trap albumam bu njëkk disque platine double disque platine la am ca France albumam bu ba ca tegu nag disque platine la am moom way juróom gu góor ab guinéen la yaayam di ab sénégalais. xëy na bu doon way ndaga dinaa ko gën a xam maa ngi lay gërëm bu baax a baax Alaaji Georges. RFM Sport. tàggat yaram ay ponk jëm ci Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ne war nañu ko amal waaye dañ koo dàq ba 2026 dogal bu ñu jël ci jamono ji kii di fa yeme wàllu wér gu yaram ak ñi ko organisé di amal am ndaje ak taskatu xabaar yi waaye lañ ci mën a jàpp ne conséquences yu général moo di bokk na ci ñi nga xamante ne ji bu fekkonte ne tuxaluñu yooyu les Jeux olympiques de la jeunesse daañu ci mën a bokk waaye tuxal gi tax na bu ñu ca tolle seen yàddu may ñu mën leen caa bokk am ñu gis ne da leen di gën a mën a may sax ñu waajal ndaje mu ni mel ak lum ci mën di doon Soda Thiam def na ci ab gëstu. li ñu toxal Jeux olympiques Dakar 2022 yóbbu ko ca atuma 2026 nag dina am coppite ci plan yi nga xamante ni moom la ñu doon tàggat athlètes yi waroon a bokk ci xew-xew googee tëraloon Kalidou Ka di entraîneur national cadet et junior ci wàllum judo bu Sénégal di ci àddu. neexul wax dëgg yàlla parce que liggéey boo ko commencé ça fait plus de 2 ans nga commencé si liggéey boobu di si daw di si wax di si liggéey di def ay détection di calculer di def ay affaires yu bëri ñu xëy benn jour ñu ne duñ ko reporté donc loolu wax dëgg yàlla neexul donc nga commencé woon di liggéey ak ay xale ak ay ndaw yoo xamante ne amoon nga si ñoom yaakaar pour ñu mën a représenter Sénégal loolu wax dëgg yàlla neexul si xol quoi. ci côté natation nag li ñu toxal la Jeux olympiques de la jeunesse yooyee lu baax la ci athlètes yi waaye itam ña jiite googu les disciplines bu ñu sukkandikoo ci directeur technique national bi di Avelino Montero. tey ñun côté lu ñuy wax plongeon amoon nañ problème bu baax ndax infrastructure bi ak sax am xale yu ko mun kon tey loolu rapport bi dinañu may chance ñu mun a defar infrastructure bi mu norme ci norme yu mun tax ñu mun def plongeon mais aussi dina tax ñun ñu mun tàggat ay xale ndax ñu mun mokkal plongeon fii ak 2026. waaye nag ci yeneen i discipline lu ci mel ni judo lépp nañu nar a soppi ca saytu ndaw yi ca war a bokkaat ba ca wàccaay gi entraîneur bi di Kalidou Ka moo ni waxee. ñu jàppoon ne ñoo waroon bokk si jongante yooyu noonu mooy xale yu juddu entre 2004 2005 2006 donc comme nu ko gisee dootuñu ko mën a def ak ñoom parce que commencé woon nañ liggéey bu am solo ak ñoom mais actuellement dootuñu ko mën a def ak ñoom donc dañuy obligé dem jëli xale yi nga xamante ne ñoo juddu entre 2008 2009 dem 2010 donc ñooñu la ñuy obligé dem jëli pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee. en tant que président commission technique bu CNOS Avelino Montero moom it xam na ni ab génération lëmb la ñu nar a sacrifier noonu. léegi toxal bi am na ay tolof yu bëri parce que xam nga li ñuy wax Jeux olympiques de la jeunesse pour tout tànk yi la donc kenn mënu ko def ñaari yoon mën nga def Jeux olympiques bu mag bi ñaari yoon wala ñetti yoon mën nga def ay championnat du monde plusieurs fois demaat mais Jeux olympiques de la jeunesse mënoo ko def ñaari yoon pour 2022 bi ñi juddoon ci diggante 2007 ak 2004 ñoo ci noroon bokk léegi bu ñu ko tuxalee ba ñeenti at dina am ay tout tànk yoo xam ne du ñu bokk Jeux olympiques de la jeunesse duñ ko mus a def même bu fekkoon seen xarañ seen performance mayoon na leen te ñu mun def benn Jeux olympiques. kon ñu gis ni ci toxal googee am na ci yenn ci ay athlètes yoo xamante ni dootuñu mën a bokk ci JOJ Dakar 2026 ku ci mel ni Boubacar Coulibaly bu judo El Hadj Abdou Wade taekwondo Nana Dione bu natation ak Lulel Ba bu kanawa kayak di ay athlètes yoo xamante ni mënoon nañu am yaakaar ñu am ay médailles.
ba tey ci wàllu tàggat yaram football fële ci Espagne kan mooy jël championnat bu Espagne danañ ko xam tey ji Real mi nga xam ne moo jiitu bu fekkente ne max bi muy football diggam ak Villarreal moom Real moo ko gagné dana doon champion bu fekkente da koo perte te Barcelone mooy football ak Osasuna moom Barça ñàkk diggam ak Osasuna du tee ba léegi goney Zinedine Zidane yi ñooy doon champion bu Espagne lu mu ci mën di doon match yooyu yëpp nga xamante ne mi ngi tënku ci 37e journée bi doon journée bi ñëw avant bu mujj bi yooyu les match ñooy bokk waxtu wuñ koy footballandoo dara du leen ci umpu ndax dana doon en direct ci rajo Futur Média bu 7h ci ngoon jote ci lay doon. RFM rajo askan wi. ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna bi Adja Matasi Diallo Binta. États-Unis feebar bi sonal na leen lool dafa mel ni ci alxamis bi bilan bi dafa yokkooti téeméer ak juróom-ñeenti junni doomu aadama ñoo fa faatu. Brésil mi ngi ci situation bi nga xamante ni wala mu jege ko lool bu États-Unis nekk moom nag moo jël ñaareelu rang bi ci àdduna bi ci wàllu wàllente feebar bi. Espagne jaaxle leen ñu lool ndax dañuy ragal beneen vague contamination amaat ca réew ma ndax situation ba am ca Catalogne. Italie autorités yi ñoom dañuy xalaat ndax dinañ yokkaat état d'urgence bi nga xamante ne dañ koo dàq ba weeru juillet bi jeex waaye nag mu mel ni dinañ ko yokkaat ndax munta ñàkk ni ko chef gouvernement italien waxee ndax situation ba fa ne moo ko waral. Portugal moom mi ngi jàkkaarloo fan yi yëpp ak cas yu bare yu yokku alxamis ji ba tey ca Allemagne bilan bi nga xam ne institut Robert Koch daal dina koy joxe nee na 40 junni doomu aadama am nañu feebar ba foofa. Belgique moom daal xelam dalatul ndax infection yu bees yu bari yi fa tàmbalee am. Covid-19 bi itam mi ngi ci Afrique. OMS nee na continent bi mi ngi toll ci juróom-benn téeméeri junni doomu aadama yoo xam ne am nañ ko. Organisation mondiale de la santé teg si di wax ni ñaar fukki réew ak ñaar gis nañu ci benn weer rek seeni cas ñi am coronavirus yokku. Afrique du Sud di réew bi nga xamante ni moom fa la feebar bi gën a tare imposé waat nañu kon couvre-feu nee nañu itam bu kenn seeteeti mbokk yi ñaari weer gannaaw bi ñu génnee ci seen confinement Antananarivo moom mooy capitale bu Madagascar ñoom itamit daal dinañu delluwaat ci confinement bu nu mu gën a gaawee ndax ci diiru fukki fan rek amaat nañu junni nit yoo xamante ni am nañu feebar bi. ca Maroc daal dinañuy imposer waat ay tere nañu ay événements sportifs ak culturels moo tax stade public yi tëj nañ leen. Confinement bi itam décrété waat nañ ko jël nañu itam yeneen dogal gannaaw nag biñ fi defee déconfinement accéléré ci weer ba la ñu génn ca Tunisie couvre-feu ba moom yëkkati nañ ko bu yàgg réew ma juróom fukki nit ñoo fa faatu. ci Libye benn aéroport international bi fa am tëj nañ ko ndax dañoo am yeneen contamination yu nekk ci gox boobu ñuy wax Cheikh Ba te guerre ba moo tax kenn mënul faj feebar ba foofa. Égypte moom mi ngi ci 4 junni doomu aadama yoo xam ne faatu nañu. Soudan mi ngi ci juróom-ñaari téeméeri doomu aadama yu faatu. Afrique centrale ñoom xamuñu seen stratégie bi nga xamante ne teg nañ ko pour xeex ak coronavirus bi dafa mel ni daal ku ci nekk ak ba nga jël moo tax it ñu ni feebar baa nga fay lëmbe. Cameroun mooy ñetteelu réew bi nga xamante ni feebar baa nga fay lëmbe ci Afrique gannaaw Afrique du Sud Nigéria moom nag boo demee ca Cameroun am nañu 4 téeméeri doomu aadama yoo xam ne faatu nañ fa. Guinée équatoriale moom nag dañu koy critiquer bu baax yenn organisation internationale yi dañu ne daal nu muy doxalee ci feebar bi leerul dara. Adja Matasi Diallo la woon ci Coro News yegg si nañu ci reportage bi ñuy def jagleel ko wàllu tabaski tey dañuy dem diwaanu Ndar seetlu gi moo di bari na xeer yu daan jóge gànnaar di dem foofe ñu ko fa yóbbu di ko fa jaay askan wi di ko jënd di ko tabaski ba fi mu nekk nii bareeguñu daral yeyit gis nañu fa ak yaraax la fa am nay xar laal ko yombul ndax njëggu seer daanaka ñaar fukki junni ak juróom-benn jàpp fanweeri junni ak ñaar loole. boo ko génnewul amum xar dina la jafe la tax nag mu xaw a gën a doy waar ci jamono jile bokk na ci coronavirus gi Mouhamed Nabi Silla ca Ndar. waajal tabaski bi doon lu ñuy def ci dëkk bi di Ndar ci jamono joo xam ni jaba gi bareegul xaar Duudu Kan di borom kër wax njàqare bu mu am ci fànn woowu. que xar yu yar yi moom mënuñu génne waa Ndar ci situation bi il faut que Mauritanie ñëw comme ni mu doon ñëwee ci daral bi à la corniche nit ñëpp mun am xar sinon
ce sera très dana jafe lool. benn camion moom moo fa ñëwagul. boo rombee tu sens pas encore l'affluence donc xar yi daal ñëwaguñu. yar bi rek moom xaajul doy. pour dara moom nit ñi fu ñu mënti nekk dañuy préférer ñëw tabaski ak seen famille. ñëpp ni ñu koy defee d'ailleurs waaye fii daal moom ñu ngi ñaan que approvisionnement bi mu mën a matale sinon rek nit ñi da ngay gis ne dañuy souffrir dëggantaan. doxantu bu ñu def ci yenn daral yi gis ni lim bi teew ci bërëb bi néew na lool. Moussa Jibi Sow di jaaykatu xar bu siiw lool nekk ci Marmiyal di ñu wax ni xel dalagul ci xar yi dana des wala déet. xar moom mënuñu wax exactement xar dina bari wala xar du bari loolu moom mënuñu si am lu leer waaw feebar bi ci réew mi nag ñu ngi tiital nit yi si gu ñu xam ne daal exactement daal xar dina bari wala xar du bari ci affaire njaay mi nag njaay mi demewul noonu client yi ñoom ñëwaguñu daal. fu ko sorewul lool ñenn ñi di waxaale. 115 kilo ku la ko fay ci xar bi. na la fi sooy. C'est trop cher. J'ai donné le gars à 120 000. Bon, il a refusé, il me dit que 140, 150. jëndkat bile di woo nguur gi ngir mu def kéemtalaay kàttanam ndax nag xar yi egsi ci bërëb bi ba borom kër gu ne mën a am xar bu mu tollool. doy na waar parce que déjà daral heure yi daan fekk xar yi fees fi dell mais moment bii man gisaguma fi xar xaw ma nag prix yi ñuy wax dana wàcc wala du wàcc mais vraiment prix yi élevé na bi ma bëgg man fay naa ci 120 bañ na moom 145 la taxaw xam naa 140 lay wut mais vraiment cher na gouvernement bi yombalal nu parce que fii rek la nu mën a jàppale waaw xam na ni ñoom ñoo ñu tëjoon comme tijji na nu nag nan nu yombalal affaire yi maanaam jéem a wax waa àll bi ñu di xar yi nit ñi mën a tabaski ci jàmm. ci ndang ñu sore lool jamono joo xam ni xar yu bare doon nañ jóge ci réewu Mauritanie di teew ci bërëb bi daanaka lim bi ñëwagum néew na lool suñ ko méngalee ak bëgg-bëggu askan wi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. cirë ngeen jëf fa diggante Macky Sall ki ministre bu doon powum langa buri la ñu ne buree ngay bëgg a ñor ubbi l'Observateur ci ndajem conseil des ministres bi woon démb ci àllarba ji fa la jëlee dogalub ne bépp ministre bu nekk ci gouvernement bi weeru ut wi di bëgg a teru laata muy jeex na nga dem ci OFNAC leeral ji fa li nga toogaale ci teranga maanaam na nga fa dem defi sa déclaration de patrimoine ni ko loi numéro 2014 bi santaane la Sénégal nañu ab di ultimatum la leen jox ngir ñu dem déclarer ji seen patrimoine grand place bind ci xëta mu njëkk ne rapport yi waa inspection générale d'état def ba jox ko président Macky Sall keroog rapport ya tàmbali naa juri conséquence ne tax na ba Macky Sall jël dogalub lu ñut ay ministre am journal bi xamal ñu ne déclaration de patrimoine googe yamu rekk ci ministre yi ak ci moom président de la république njiital assemblée nationale ci la bokk njiital conseil économique social ak environnemental ci la bokk ak képp koo xam ne xaalis réew mi dafay jaar ci say loxo vox populi nañu ngir ak cellal am ci ni ñu yore alal réew mi moo waral président Macky Sall joxi ministre am ab ultimatum mu dib appal na leen avant fin août ñoom ñëpp nañu dem OFNAC defi ji fa seen déclaration patrimoine leeral fa seen am li am ci rapport yu IGE yi enquête dina kay gis na ne moo merloo Macky Sall ba tax mu fudd appal gaay mi ñeent fukki fan ak juróom ngir ñu dem déclarer ji seen patrimoine les économies mag def njëkk xam te boroom xam-xam yi nee nañu ko wax feeñ dogal boobee mu jël démb moom président Macky Sall wane na ne dañoo jàddu yoon te it nangu nañu ko wax ji kay les économies moo di lu tax mu taxawal ab gouvernement mu toog ba nit ñi fàtte fukki weer ak juróom muy soog a suliwaat waxi dem OFNAC defi ji déclaration patrimoine source waane ko ay ruube la li mu wax démb njëkkul démb bu doon aw way la ñu ne booy na noppi nit ñi inspecteur yu inspection générale d'état yi def nañuy rapport sulli ci ay mbóot yu ne weng Macky Sall na ay ministre am jug leen dem OFNAC déclaré ji seen patrimoine wax joojee jaruta xaati goñ baa nit di ca yéemu ndax du lu bees tàngal ceeb la waruta yëngal kenn yi yëngal réew mi ñeenti weer yi ñu génn journal L'Observateur xëy na leen génnee ci xëta mu njëkk ay cas garaaw la leen journal bi tuddee fukki mbir lañu ak ñaar mbirum ministre environnement Abdou Karim Sall ak i koobam Mansour Faye ak ndimbal li ñu ko séddaleloo te mu làmboo ay rëq-rëq yu dul jeex loi d'habilitation ba ñu defal président Macky Sall ci assemblée nationale coowal Senelec ak Akilee décret honoraria ga ñu def ca conseil économique social ak environnemental mbirum Bati Plus waxi faux médecin bii di docteur Samba coowal per jëm yi ñu doon wax ci membre yu comité suivi fond force Covid-19 statut fédéral bu ba ca Ndar coowal littoral bi suufas ndengaleer le ak Cissé Lo ki saagam yi mu doon tifar bu yàggul l'Observateur nañu yi mooy fukki mbir ak ñaar yi nga xam ne xew nañu ci réew mi ci ñeenti weer yi ñu génn te lu ci nekk ba mu xewee askan yu bégguñu ci La Tribune nañu ñiy wàññi scandale yi suuf yi ci réew mi bu ñu teel a toq ndax amaana
amaat na beneen scandale suuf bu rëy buy xeeñ ci réew mi littoral bi ñuy caxat-caxatee di ko dagg di ko joxe pàkk baa ñi koy jaay yëfee jeexagul ne ca ginnaaw palais de la république plage ba fa nekk di Anse Bernard gaay ña ñoo ngi sàkkal pexe littoral ba état bi ci boppam moo jël ñetti hectares yi suuf foofee jaay ko ab privé bu fekk baax Afrique du Sud ngir mu tabax ca l'hôtel loolee des koy soog a yëg rek waaye La Tribune nee nañu ak déggoo am na bu yàgg ci diggante ñaari parti socialiste ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng ma ko jiite woon Le Témoin nee nañu bu mu génnee àdduna ak léegi démb ci la def at démbit gaayu parti socialiste yi fàttaliku nañu ko bu baax a baax moom Ousmane Tanor Dieng anki dina kay nañu fa mu bàyyoon parti ba muy faatu moom Ousmane Tanor Dieng daanaka fa la parti socialiste tollu ba léegi Sud Quotidien xëy di ko dëggal ci xët bu njëkk ba bind ne Ousmane Tanor Dieng ñi mu bàyyal parti socialiste la ñu ne woon moom la ñuy def ci parti bi mu di dajalewaat njabootuk socialiste gi fa ñu ko waxee woon daanaka fa la yam yëf yi demul cëng dikkul mbaylaar ñu dikk ci coronavirus bi ak Source A mi ñu bindal ci xët bu njëkk ne koppar yi ñu génne woon teg ko ngir xeexee ko Covid-19 bi koppar ya yokku na léegi 64 milliards la ñu waxoon léegi ma nga ca 77 milliards ndax yokku nañu ca yeneen fukki milliards ak ñett lise ko nañu ubbi nañu jaww ji démb ngir nit ñi mën a jël seeni avion di tukki di dem ak a ñëw waaye yëf yi am na lu ciy ñuul li ciy ñuul journal bi nañu moo di tukkikat yi balay kenn du dugg ci réew mi baa muy génn ci réew mi danañ la defloo ay test yoo xam ne fukki junni yu manqué ñaar maanaam 40 000 francs nga cay fay. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. mooy ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi gis-gis la li ñuy waxtaane tey ji mi ngi jëm ci njiitu réew mi Macky Sall mi jox ultimatum ministre yi ci gouvernement bi tey defaguñu déclaration patrimoine ñu def ko gën koo yàgg balay weeru août wi teeru bay jeex loolee nu ngeen ko gisee ak it ban signification la am ak nan la war a mën a nekkee loolee kon la ñuy waxtaanee ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ci waxtaan yu ak Ngouda Fall Kane ancien inspecteur général d'État sëñ bi Kane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu monsieur Ndiaye noonu la. noonu la kay weneen wàll ñoo ngi ci ak Babacar Dione taskatu xabaar analyste politique Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed. baal ma dooree waxtaan wi ak Ngouda Fall Kane sëñ bi Kane laaj bi mooy yëf yeeg ni mu mel ne dafa far doon lu jàmp dem ba ñu wutal leen ab àpp ci sa gis-gis lu koy expliquer. waaye non mais le président a raison président wax na dëgg ñooñu waruñu woon a xaar sax dégg nga maam ñu leen di tegal ay àpp loi bi moo leen jox obligation pour ñu def seen déclaration de patrimoine waroon nañ ko def waruñu woon xaar évidemment ba ñu leen koy rappeler di leen jox ay délais bon mais loolu aussi je crois que OFNAC signalé woon na ko ba nga xam ni waroon nañ ci jël ay matuwaay depuis longtemps parce que loi bi li mu wax lu leer la ñetti weer bala ngaa boo duggee ñetti weer bala ngaa génn donc déclaration bi obligation légale la obligation légale la mais comme OFNAC amul dooley proposer sanction du man lu dul informer président de la République pour wax ko ni seen ministre yi ou bien ñii ak ñii dégg nga maam déclaré wuñu mais déclaration patrimoine lu am solo la ci xeexu guerre lu am solo la. loolu leer na Ngouda Fall Kane maa ngi ñëwaat ci yow Babacar Dione. ni ma ko waxee sànq taskatu xabaar nga yaay directeur de publication bu yéenekaay bii di li quotidien bu weesoo loole da ngay gëstu jëmee ci wàllu politique dégg nañu ci xibaaru RFM ancien ministre de la République di wax ne maanaam di defloo ministre di déclaration patrimoine ñu war a daw gauche droite lu nañu li di ko day jafe xalaat bi mu jibal mooy tey bu ñuy def ci nit enquête de moralité laata ñu koy fel ba muy dugg ci gouvernement bi mu boole ko def ko benn ndax yaakaaroon ne loolee tey su amee du lijjanti jafe-jafe yu mel oui dina ko lijjanti parce que xam nga loi bi patrimoine déclaration de patrimoine décret bi en tout cas 2014 la woon donc maanaam ñu ngi fi juróom-benni at président Macky Sall war pour ñu def ko OFNAC boobu mu wax jàmbaarloo na seeg ministre yu bëri am na sax ministre yu leen tontu ñoom defuñu ko tey defuñu ko ëllëg waaw loolu bu fekkee am te OFNAC ñoom seen possibilité mooy mën nañoo saisir procureur waaye procureur dafa am lu ñuy woowee opportunité de poursuite maanaam bu ko neexee mu topp bu ko neexee du topp. bu fekkee ne loi bi changé nañ ko ba nga xam ni obligation de poursuite comme ni ko maître Moussa Sarr di waxee nga xam dañ koy exiger bu ñu ko joxee rapport mu def ko loolu nag volonté politique moo ko mën a indi maanaam ñu permettre que ni boo deful loi loo xam ni ci constitution la bokk xam nga ñu ngi wax léegi Souleymane Niass ci français que ni le président Macky Sall moom constitution moo ko teg si ndottam que ni muy def déclaration de patrimoine est-ce que mi ngi koy def
loolu beneen problème la te gis nga Mamadou Mohamed dafa am toujours loo xam ne coow bi tant que xamuñu fan la jógee aussi pour ñu comprendre que ni dëgg moo tax a jóg day metti parce que moo tax président Macky Sall xaar aussi ba ñu génne rapport inspection générale d'État daal di épingler ay kilifa bëri mu doog a wax ci déclaration de patrimoine benn fan après loolu c'est un problème man dama yaakaar ni di njëkk mooy bu fekkee mi ngi sanctionné maanaam ki nga xam ni teguwul ci loi deful yoon mu def ko sanctionné ba ko kooku bu ëllëgee boo ko nee déclaration de patrimoine obligation la da nga koo war a def dina ko def maintenant aujourd'hui nag volonté politique moo des pour que ñooñu mën a respecter loolu ci leen loi wax te président Macky Sall ci génn bi mooy lan teg na ay corps de contrôle yoo xam ni ñu ngi saytu loolu lu mel ni OFNAC mais OFNAC na ko jox toutes les prérogatives maanaam na ko jox doole bu am doole boo xam ni dina mën a topp ñooñu nga xam ni respecté wuñu loi mais le problème même Cour des comptes day am ñu may épingle ñuy jàkkaarloog moom gis am na benn ministre boo xam ni jàmbaar la woon ak ñoom aujourd'hui inspection générale d'État génne nañu ñu ngi xaar ci président Macky Sall mu topp leen amul ko déclaration de patrimoine wax bi rek dina mën a tax ñu respecté ko daal di koy def loolu question bu ñuy laaj la fi mu nekk très bien dinaa ñëwaat ci yow Ngouda Fall Kane waaw ma fàttali auditeurs yi yow ancien inspecteur général d'État nga leneen lu jaaxal mbir yi ci yëf yi moo di président Macky Sall moo ko wax ministre am soññu leen ba waxal leen àpp est-ce que moom loi bi may na ko mu yegg foofu. mais écoutez la déclaration de patrimoine c'est une loi. C'est une loi de 2014 dafa am ñoo xam ne dañ ko war a def ñoom la ñuy wax les assujettis. loolu ça n'a rien à voir avec le rapport de l'IGE. Déclaration de patrimoine c'est l'OFNAC qui gère ça OFNAC ko koy gérer dafa am ñu ñuy wooye ay assujettis ñoo xam ne dañ loi bi dafa wax ni war nañu def déclaration. non Ngouda Fall Kane doguma la mais xam nga ci côté boobu dañuy faral di wax ne tombé waral ay gaaf bu fekkonte ne président soññu na leen laata kon rapport bi di génn wala mu bàyyi diir ba rapport bi génn ba nit ñi c'est-à-dire waxatuñ ca mu soog leen soññ bu boobaa du ñu wax ne rapport bi waaye bu rapport génnee tey suba nga ne dem leen déclarer ji seen teraanga xel aussi du jariñ lu dul xalaat te nit ñi mun a. non monsieur Ndiaye man mënoo fexe ba ma fap déclaration de patrimoine ma collé ko ci rapport wu IGE. je vous comprends parfaitement non xam naa bu baax li am mooy. dafa am une loi de 2014. bu jox obligation ay fonctionnaires ak i autorités ñoom la ñuy wax ay assujettis. à la déclaration de patrimoine ñu war a déclarer seen patrimoine ñetti weer ci buñ leen nommé ba pare ak ñetti weer bu ñuy génn. waaw buñ ko deful war nañ leen sanctionner. mais OFNAC mënul leen a sanctionner di leen mën a sanctionner mooy ci am autorité de nomination ci am plutôt compétence de nomination. muy président. pour les ministres président moo am compétence bi. bon xëy na yéex na ci wax mais ba tey je dis que buñ ko defee aussi c'est une avancée non seulement war nañ ko def mais dañu war a permettre OFNAC demain. mu mën a def de sorte que bu amee retard mu mën a proposer ay sanctions président de la République loolu nekkul ci loi bi ñu mën a fexe aussi ba élargir yaatal ñu war a déclarer seen patrimoine mais waa OFNAC war nañu déclarer IGE war nañu déclarer Cour des comptes war nañu déclarer képp koo xam ni yaakaar nga ni mën nañ la utiliser pour nga def naka su dul noonu war nga mën a déclarer sa patrimoine. très bien leer na jërëjëf bëggoon nañu gën a sori ci waxtaan wi ndax yiñ ciy jàng ak yi nga ciy leeral mais bon malheureusement waxtu yi moo ñu dab Babacar Dione ma jeexale ak yow laaj bi benn la mooy ndax jàpp nga ne lii nii ñu yëkkati danañ ci dem ba jeex wala mbirum yëngal taf rek lay doon. bon loolu la ñu tàmmal. maintenant nag dañuy njort ni comme conseil des ministres la ko waxee li monsieur Kane wax aussi dëgg la conseil des ministres la ko waxee mën nañu xalaat ni en tout cas coow moom amatul. léegi même débat yi léegi c'est pas déclaration de patrimoine alors que déclaration de patrimoine ëppul importance ñu ngi épinglé maanaam alalu askan mi nga xam ni gis nañ ni jaarul yoon loolu voilà mais beneen mbir mi mooy que ni moom président Macky Sall xam ne ban yoon la mën a jaar pour nit ñi respecter loi mais ay politisation yi aussi au niveau de l'administration sénégalaise même aujourd'hui da nga yore benn poste boo xam ne stratégique maanaam ñuy xaar ci yow nga doxal yoon mais yaa ngi politique ba nga xam ni pour que ñu sanctionner la c'est un problème il faut que ñu ay fonctionnaires yoo xam ne état moo leen tax a jóg ba bu ñu jëlee décision dañ naan politique lalu si aujourd'hui c'est problème boobu la am administration bi il faut ñu xoolaat ko les corps de contrôle yu jox leen dayoo bi ci kii procureur également tant que changé ñu loi bi nga xam ni moom dañ ko war a jox pour mu poursuivre mu bañ toujours rek di wax ni opportunité bi war na am mu ko ci loi
ba nga xam ne bu rapport kii ñëwee jébbal ko comment l'appelle OFNAC jéggal ko ay dossier jusqu'au bout. loolu mooy mën a tax ñu xam ni kon ñu ngi liggéey bi ci war quoi. jërëjëf Babacar Dione gërëm naa la bu baax a baax taskatu xabaar nga ji directeur de publication bu journal bi di lii quotidien bu weesoo loolee da ngay xeltu jëmee ci wàllu politique Ngouda Fall Kane mu ubbi woon waxtaan wi di ancien inspecteur général d'État gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg ba ci gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kaddu gi ne woon Aliou Ba ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogu Diène service digital Yacine Pouy jaa ngeen jëf ci déglu bi mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Choisir votre gamme de soins corporels, c'est